Chérif Dia moo nu fekk si léegi nii ci plateau bi Chérif ñu ngi lay nuyu joxati la sa wàccuwaay ziar la ci suba gi. jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu yow it delloo la wàccuwaay bi di nuyu mbokk téléspectateur yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan yàlla mu may ñu kattan may ko bépp sénégalais jàngoro ji it yàlla jëlee ko fi ci nam gën a gaawee. voilà alors li ma lay njëkk a laaj balaa ñuy ñëw ci yenn ci ay information yoo xam ne ni bëggoon nañu nga expliquer ñu ko tantôt suñu xel day dal tantôt ñu xaw a tiit c'est-à-dire chaque jour ak ni ñuy yeewoo yenn saa yi ñu yeewul suñu xel dal ndax li ñuy dégg ci nit yu wér ak cas yi ni mu tuutee par rapport ak yeneen dëkk yi nga xamante ne actuellement nombre de morts beeg nombre de nit yi am coronavirus bi métti na mais de temps en temps itam nga yeewu dégg borom xam-xam yi wax lu xaw a graaw par exemple ce matin gis naa ci journal bi Libération professeur Seydi ne éventuel confinement floraison des cas communautaires courbe des patients guéris mu wax ay affaires yu xaw a graaw yoo xamante ni man daf ma tiital ci feebar bi. waaw moom su waxee war na wax et puis comme on dit en français ensuite on va autoriser le professeur Seydi parce que moom moo nekk ci kanam xeex bi ndax maladie ci loxoom la nekk mu leen di faj mu def ci jéego yu am solo na comme ni nga ko waxee gis nañ li nga xamante ni mooy ñi nga xamante ni kon ñi ngi wér di delluwaat seen kër ba ñu ci bëri sax gis nga à visage découvert ñi ngi def ay témoignages muy lu am solo donc su yëkkatee kàddu yi moom day alerte rek parce que ci loolu mu lay nekk parce que bu nit ñi defee li leen war duñ sax egg ca moom ba coono di am ba nit ñi di tiit parce que moom mooy dernier rempart bi comme on dit parce que bu fekkente ni geste barrière yi nit ñaa ngi koy respecté je pense que war nañoo bañ a egg kër docteur ba leen di sonal comme parce que nit ñi liñ ciy tiit mooy lépp li nga xamante ni moom moo dal ci yenn réew yi dem ba ay cas critique am su ko defee ñu leen di wallu ci wàllu nooy yeeg yu ni mel te su ko defee mën nañoo dem ba comme on dit ñoom ñu daal di dépassé situation bi ëpp leen loxo loolu la ñu bañ moom moo tax chaque fois ñuy alerter même si encore une fois Sénégal mi ngi def jéego yu am solo gis nga pan yi médias internationaux yi sax di ko wax naan est-ce que dafa am exemple sénégalais modèle sénégalais ci wàllu nga xamante ni mooy riposte bi li ko waral mooy ñi nga xamante ni mooy taux de guérison bi takku na muy lu am solo mais à côté aussi am na li naan contamination communautaire yi mooy nga xamante ni xëy na moom moo jaaxal nit ñi te je pense que foofu moom mooy combat bi moo tax le professeur Seydi encore une fois di multiplier les sorties su ko defee rek di attirer attention nit ñu gën a responsable parce que li nga xamante ni moom la jàngoro ji bañ te ñu koy def Sénégal dafa bari boo xoolee marché yi dafa mel ni am na ñoo xam ne ba léegi amuñu woon conscience dangerosité mbir yi ndem sax kon comme ni nga ko waxee nit ñaa ngi continuer di sensibilisation ci ndaje yi nit ñaa ngi fay dajee am na ñoo xam ne ba léegi daal ci wàllu responsabilité moom dese na te je pense que ñooñu nag mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo xaw a néew ci askan wi ba tax na kon à chaque fois il faut ñuy wax ak ñoom wax ne ni mbir mi garaaw na garaaw goo xamante ni ku ci dëgër bopp te bañ a jëfee tere yi mën naa jur musiba. voilà parce que actuellement boo nekkee ci média di sensibilisation bi ëpp weer ak lu teg da ngay dem ba sax yow répétition bi daf lay soof mais après génnee tu te rends compte que am na ay sénégalais yoo xamante ni ba tey respecté wuñu mesures yi nga xamante ni jóge na kër docteur yow mi nekk ci média bi yaa ngi sensibiliser di ko wax depuis plus d'un an astafurlah depuis plus d'un mois et mel ni daal yow affaire bi mën na la soof répétition bi mais da ngay remarquer itam am na ñoo xam ne dafa mel ni dégguñu ko waaw am na ñoo xam ne comme ni nga waxee dafa mel ni dégguñu ko te loolu je pense que moom mooy ñu fexe rek ba ñëpp respecté li nga xamante ni kon moom mooy geste barrière yi ak mesures yi nga xamante ni kon kilifa yi teg nañ ko démb rek sa émission ñu ngi lay féliciter loolu témoignage bi am fii dégg nga waa ji nga xamante ni moom la jàngoro ji laal ci boulangerie et cetera moo lay wan ni comme ni ñu wax cas communautaire yi mënoo xam fan la mën nga soppi virus bi doo xam fan la yaa ngi ni di après ngay toog di hésiter naan fan la ma laalee fan la ma toppee et cetera pour dire que personne n'est à l'abri te li koy firndeel mooy wan nañ fi kilifa yi nga xamante ni bu dee wàllu doole ci koppar am nañ ko bu doon loolu rek duñ feebar tu feebar donc ndekam ñooñu lay laal sa kantumaa ñi nga xamante ni xëy na bu leen laaloon heureusement que mbiram épidémie la état bi moo koy jël en charge dina gën a compliqué mais encore une fois liñ ciy bañ rek mooy ñu jël suñ doole yëpp ak lépp loo xamante am nañ ko déjà jàngoro lim ñu jural ci ay gàllankoor bari na buñ jëlee doole tamit ci wàllu koppar def ko ci ba yaa ngi wax yeneen maladie chronique yoo xamante ni nit ñaa ngi daw ci hôpitaux yi maanaam abandon des soins yoo xamante ni après Covid bi dina jur yeneen conséquences li mu nar a faat ci ay doomu aadama bëri na loolu lañ ci doon bañ moom moo tax kon ñu sensibiliser nit te Sénégal wax dëgg yàlla may na ko encore une fois ñu ci sant te kilifa yi ñu leen ñuy gën a ñaan parce que tamit am na loo xamante ne également ñaanang ci ñu koy def boobu ba léegi te encore une fois rek Pape ñuy gën a sensibiliser nañ ñu conscient insouciance moom ak indiscipline day loo xamante ni kon day lokk ci lawal jàngoro ji nañ dégg li nga xamante ni ñoom professeur Seydi ñu ko wax ak kilifa yi ñu ak dénk wàllu wér-gu-yaram ñu def ko parce que am na barab yoo xamante ni boo fa demee ba léegi nga gis fa ay cas communautaire gis marché yi na fa nit ñi di dankaloo je pense que da lay tiital comme li nga wax nii dafa mel ñoom xamun li xew et je pense que liñ ciy bañ mooy dem ba nit ñi di évoquer ay li naan ay confinement et cetera parce que loolu encore
une fois buñ ko fi defoon dina compliqué fii ci Sénégal li ñu ciy bañ mooy am na ñoo xam ne amul lu ñu dundee c'est vrai que dund gaa ngi dem et cetera li am solo rek mooy li nga wax noonu masque yi nit ñi di ko utiliser na mu waree parce que je pense que war naa nekk à la portée de tout le monde su ko defee ñu éviter li nga xamante ni mooy propagation virus bi. parce que finalement am na borom xam-xam yu bëri yu ne port masque bi obligatoire fa la ñuy mujjee bu ñu moytuwul parce que fi mu tollu tembe peut-être masque bi rek moo ñu ci mën a dimbali ndax dañoo tàmm ay mbir te dégg naa mag ñi di wax ni wala ñenn ñi naan tàmm laago la waaye tàmm lu mu doon laago yenn saa yi itam xeex ak sa bakkan ci sa ay tàmm baax na ngir moytandiku yenn ci ay mbir yoo xamante ni nee ñu baaxul te mën na indi jàngoro bi law fii ci Sénégal muy dajaloo yi nga xam ne ñoo ngi koy tere bu ca kanamee on fera le tour de la banlieue ak journaliste yu King FM vous allez vous rendre compte que ci bërëb yu bëri arrêt-car yeeg yenn ci ay marché ba tey nit ñaa ngi fay grand place ñenn ñaa ngi jotaay am na ku ñu expliqué démb mooy malade Gueule Tapée bi ne ba tey foofu ca Gueule Tapée par exemple ñu ngi fay gis ay grand place yoo xamante ni nit ñaa ngi dajaloo respecté wuñu benn yoon distanciation sociale bi te loolu itam mooy li ma wax léegi rek ñun wax nañu ba sonn ba wax ji mujj ñoo soof mais tu as l'impression yenn saa yi que nit yi jotuñu sax ci li ngay wax. non li nga wax noonu dafa am solo ba parce que ci loolu sax ci surtout kaawu Gueule Tapée boobu il faut que ça moo tax ma ne la affaire bi du rek banlieue c'est partout voilà même fii Ndakaaru fii da nga fi dugg ci yenn quartier yoo xamante ne gis nit ñi ñuy adopté comportement yoo xamante ni quand même c'est pas responsable parce que avant kaawu communautaire boobu Gueule Tapée rek la veille am nañ suñ benn doyen boo xamante ne bu am solo la moom it ci conseil yi ñu koy nuyu moom it Assane Touré di journaliste xam-xamam màcc ci wàllu santé publique attiré woon na attention déjà ñun ñi rek fii ci li mu gis fa nga xamante ne mooy Gueule Tapée surtout Soumbédioune ngoon gi ne fa nit ñi demee ca marché ba di dugg yi et cetera loolu ak boulangerie bi ni wax sax daanaka moo kii bi ñoo jàkkaarloo kii corniche bi moo leen tunnel bi moom moo leen séparé la veille la ko wax le lendemain ñu ne am nañ cas communautaire te nga dégg waa ji donc mooy li nga xamante ni kon je pense que nit ñi xam nañ fi problème bi nekkee surtout kilifa yi nga xamante ni moom lañ dénk wàll woowu fi ñu koy sippee li am solo rek mooy ñu gën a mën a imposer nit ñi li nga xamante ni moom mooy matukaay yi su ko defee ñu jël ko parce que li ñu ciy bañ mooy mu law parce que déjà mi ngi maayee Sénégal virus bi parce que daanaka 10 régions egg na fa. J'ai discuté avec quelqu'un démb mu ne ma est-ce que xam nga ni am na ñu bëri ñoo xamante ni am nañu ko te amul benn symptôme wala benn feebar bu génn ci seen yaram te demuñu kër docteur. te ñooñu ñu ngi koy wàll moom la ni tubaab bi naan cas asymptomatique yi nga xamante ni kon ñoom ñoo koy wàll waaw te loolu moom mooy danger bi donc te muy la am solo yoo xamante ni da nga ko wax donc li am solo rek mooy il faut que nit ñi aussi di jàppale kilifa yi ci li nga xamante ni mooy xeex suñ ko defee seen bopp lan ko jàppale parce que encore une fois jàngoro ji lim ñu jural ci gàllankoor lan fa def ci ay koppar je pense que xajoon na ci ñun ci réew moo xamante ni da ko doon sooxee di am yaakaar ne yaa ngi jëm ci wàllu émergence loolu lépp tagga témbe tey parce que conséquences yi sur le plan économique gis nañ ni kon ni ñu koy dundee sur le plan social sur le plan même religieux parce que gis nga dem na ba suñ foi sax laal na ko parce que jàkk ak jumaa yi xamoon wala église yi mënutoon faa dem di jàmm suñu borom donc muy loo xamante ne bàyyiwul dara li am solo rek mooy ñu def sacrifice dafa laaj sacrifice encore une fois ñu teel ko jëlee Sénégal parce que progression bi ñu demee Sénégal ak yoon wi ñu jaar ak jàmbaarte kër docteur je pense que Sénégal yàlla tamit mi ngi bëgg na ko bëgg koo xamante ni je pense que acte yi ni def ak yoon wi médecin jaar ndimbalal yàlla am na ci mais yàlla bay sa tool parce que ba kañ la ñuy wax parce que à un moment donné aussi il faut que nit ñi arrêté teel a def sacrifice yoo xamante ni mën nañoo teel a jëlee jàngoro ji fii ci réew mi parce que am na ci jéego yoo xamante ni am na ci wàllu kër docteur ci wàllu kilifa yi li am solo rek mooy ñi nga xamante ni aussi ñi naan toog leen seen kër wala ku defut mbiram farata jarul ngay génn je pense que loolu seen bopp tax ñu koy def parce que métti na trop quand même nga doon xëy di liggéey et cetera mais def sacrifice boobu ñu teel fee jëlee jàngoro ji moom moo gën ñu toog di ko lawlawal muy yàgg parce que comme ni nga wax ni mi ngi bëgg yàgg tey la 46 jours ñun bu ñu ñëwee Sénégal ba léegi bientôt 50 bientôt 2 mois ñi ngi jëm ci weeru koor muy gën a compliqué et cetera et je pense que loolu li mu laaj rek mooy nit ñi takk seen biir jaamaarloog moom ci nam gaaw a gaawee parce que guerre moom nu mu gën a gaawee ci la gënee rawatina bu fekkente ne ennemi bi nga way xeexal gisoo ko gis na nam sonalee tubaab yaa ngi dégg rek porte avion bi nga xamante ni mooy France marine ba yëpp la daal di wàll donc bàyyiwul kenn li am solo rek mooy fii ci Sénégal c'est vrai que ñi ngi ci 300 et quelques cas mais 314 donc li am solo mooy ñu fexe rek ba nga xamante ni teel koo jëlee Sénégal te Sénégal bu boobaa mën naa nekk référence sur le plan mondial comme ni ñu ko gisee fépp. voilà il est en train mu ngi koy commencé nekk ni ñun ñoo bëggul ku ñu catu sax mais bon mbir mi nag fàttaliwaat leen ni loxo suñu borom a ngi ci parce que quand on fait souvent différence ci diggante plateau médical bu Sénégal ak plateau médical bu yeneen dëkk yi des fois dañuy gis ni ci ceetlu que yenn ci plateau médical dëkk yu mag yi daanaka ñoo gën sax mucc ayib waaye borom xam-xam yi moom bu Sénégal beeg bu français yam ak bu Amérique bi fii Sénégal dañoo bëri ay borom xam-xam yoo xam
xam ne ni bëri na ci ay saafara yu juddu ci ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram un peu partout à travers le monde seen loxo nga ci. ñoom professeur Seydi Kulim Dioum waaye ñoom ñëpp daal ñu ngi rafetlu seen taxawaay 10 heures nag mu ngi doog a jot. Bonjour mesdames, messieurs. Je m'en vais vous lire la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Ce jeudi 16 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 435 tests réalisés, 21 sont revenus positifs. Il s'agit de 19 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 335 cas ont été déclarés positifs, dont 194 guéris, 2 décédés, 1 évacué et donc 138 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. Je vous remercie. maa ngi ñëw di leen di jottali lim bi nga xamante ne suñu dëkk Sénégal am na ko ci mbas mi ñuy wax Covid-19 ci bésu tey bi di fukki fan ak juróom benn ci weeru avril 2020 ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na lim bi ma leen di bëgg a jottali si ñeenti téeméer ak fanweeri juróom test yi nga xamante ne def nañu ko ñaar fukk ak benn dellu si nañ am doomu jàngoro ji ci yooyu fukk ak juróom-ñeent cas ñoom mooy ñi nga xamante ne mooy cas contact moom la ñuy saytu si suñu bërëbu fajukaay yi ñaar ci ñooñu mooy ñi nga xamante ne moom la ñuy wax transmission communautaire maanaam kenn xamul kan moo leen wàll doomu jàngoro ji ci ñi nga xamante ne ñu ngi feebaroon tëdd ci bërëbu fajukaay yi ñeent ci ñooñu saytu nañ seen wér-gu-yaram kenn gisatu ci doomu jàngoro ji ñoom wër nañ te génn nañu ñi nga xamante ne ñoo des ci bërëbu fajukaay yi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bi feebar bii di mbas mi ñuy wax Covid-19 duggee Sénégal ba léegi ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ci ay nit gis nañ ci ñoom doomu jàngoro ji ci ñoom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent wër nañu te génn nañu ñaar ci ñoom génn nañu àddina am na ci benn boo xamante ne dañ koo delloo ci dëkk ba mu dëkk ci loolu ñu ngi dese fii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñi nga xam ne ñu ngi leen di faj ba léegi ci bërëbu fajukaay yi ministère de la Santé et de l'Action sociale mu ngi ñaax askan wi ñu gën a déglu di farlu ci li nga xamante ne moom la ñu wax ne bu ñu ko defee feebar bi dina leen sori te du leen dal ci loolu ñu ngi fàttaliwaat ne am na farata lool ñuy gën di raxas loxo yi di toog diggante ñaari nit ci wàll xàll boo xamante ne egg na benn mètre di booy sëkkat wala ngay tisooli di teg sa mouchoir ci sa bakkan wala ci sa gémmiñ te boo paree nga sànni ko ci bërëbu fajukaay yi bërëbu mbalit mi ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. voilà ñu ngi koy gërëm bu baax docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo yore point focal national règlement sanitaire international bu Sénégal fan yëpp moom ngeen di gis muy def point bi ci tolluwaayu feebar bi la nga xamee ni moo di Covid 19 gis ngeen ni ñoom kilifa yi ba tey noppiwuñu ci di ñaaxaat sénégalais yi ngir ñu gën farlu ci mesures yi nga xamee ni boobu ba tey ñoo ngi koy joxe ngir éviter lawuk feebar bi foofee la ñuy desandi ca ministère de la santé et de l'action sociale fekk fa
Pape Fara Gningue Pape Fara ñu ngi lay nuyu di la ziar yow it ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay ci taxawaay bi boobu ba tey ñu ànd ak rédaction bu télévision Futur Média ngeen di gindi sénégalais yi ba ñuy gën di am ay information yu am solo te wóor ci li nga xamante ni moo di crise sanitaire bile ban commentaire ou yan commentaire ngay indi ginnaaw point bi nga xam ne ni docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye def na ko. merci beaucoup Pape Cheikh yow tamit di la nuyu bu baax di nuyu mbokku téléspectateur yu groupe Futur Média jàngat bu njëkk biñ ciy def rek lañ dem wax moonaam assiette bi maanaam ci wàllu test yi yokk nañ ko guléet mosu 200 et quelque la ñu yeggoon 272 moo nekkoon lu gën a bëri tey 435 test la ñu def maanaam ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom kon nag ñi nga xam ne ñoo nekk nguur gi bëgg nañu def nag benn assiette bu yaatu maanaam ci li ñuy def test ñu jël le maximum de sénégalais ñu mën a def yooyu les tests pour fexe nag fépp foo xam ne jàngoro ji nekk na fi ñu daal di mën a fexe ba xam ko loolu suñ ko defee rek dinañ mën a wàññi contamination yi ndax test yi bu yaatoo rek dinañ mën a xool ñu bëree bëri bu ko defee rek li nu mel mu daal di baax nag ci réew mi ñaar fukk ak benn tey ñoom ñoo ñëw suñu xoolee ci nombre bi bëri na waaye suñu xoolee ci li nga xam ne moom lañ jël ci wàllu test xëy na peut-être nekk lu ndaw waaye benn cas sax dafay rëy ci réew sàkkamtumaa nag fukk ak juróom-ñeent yi nekk contact ñaar yi nekk communautaire te communautaire yooyu nag moom moo nekk lu doy waar du lu taay di ko wax ñeent daal di wër kon nag Sénégal passé na baaru 300 yi depuis démb 335 la ñu am positif boobu ba léegi 194 ñoo ci wër fi mu toll nii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett moom la ñuy faj kon ba léegi rek ci wàllu stratégie boobu la ñu jëm il faut que rek ñu gën a taxaw xool na la ñuy def ba neutraliser lii di wàllu Covid 19 bi bu ñu dajee koo xam ne xelam dafa màcc ci wàllu épidémie moom lu mu wax moo ne daanaka jotoon nañ benn pic bi parce que Pape Cheikh Boy Cheikh tey la ñu am 21 mais lu bëri 20 la ñuy am 15 14 jëm suuf mais tey la ñu am 21 kon ça tourne autour de 20 21 affaires yooyu loolu mooy pic bi parce que loolu la ñu mën a jàpp ne maximum ci li nga xam ne moom la ñu am résultat foofu lay yem mais nag phase bi ñu toll di communautaire suñ ko mënta contrôler sénégalais yi jëluñu matuwaay boo matul pic bi dina fa passé te loolu mooy nekk lu doy waar day ñëw explosion ndax dëkk yi nga xam ne mbir mi dal na leen cas communautaire yi moo tax mënuñu leen contrôler bu dee cas importé mën nga ko contrôler contact yi di nga leen xam di leen suivre di ci dem te Pape Cheikh dafa am lu doy waar il faut que ñu wax ko am na ci ñoo xam ne ay cas communautaire lañu ku ci mel ni Amadou Ba sama caméraman mu am soxna am benn corom xam nga du dem mukk naan corom boobu contaminé na ko fan la ñu daje contact yooyu doo leen mën a retracer kooku tamit moom day wër laaj keneen yooyu dafa doy waar du ñëpp contact nga mën a tracer loolu tamit war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax gars yi di wax contact yi mais ba léegi changement amul ndax boo demee fa la nga xam ne moo nekk Pikine ca Technopole ba jëm noonu arène ba boo fekkee ngoon ñuy entraîner sa yaram dafay daw ba léegi nit ñi bàyyiwuñ li nga xam ne moom lañ leen def mu nekk ci surtout transport bi nekk na lu doy waar démb bi ñu rombee Malick si benn gendarme bu mu fa gis wala policier wax dëgg yàlla kooku def na liggéeyam dafa arrêté Ndiaga Ndiaye di compter nit ñi naan nit ñi puusal indi distanciation bi nga xam ne moom la ñuy wax je crois que yooyu force de l'ordre dañ leen war a gën a encourager liñ ci gën a tiital nag moo nekk cas communautaire yi dafa dugg ci banlieue yi ndax nee nañ Yëmbal Cambérène Mbao toute la banlieue dem tamit Ziguinchor ak ay Gueule Tapée yooyu kon li nu mel war naa tax gin ñi mën a jël seen i matuwaay parce que Pape Cheikh boo xoolee instant bi diwaanu États-Unis la fa am ci chômeur kenn xamul nu muy toll New York boo xoolee lu toll 1 million de personnes ñu leen di jox vivre ñuy rang kon mbir mi dafa nekk lu doy waar kon sincèrement xeex la boo xam ne war a taxaw la rawatina heure descente yi heure wàcce yi boo demee ci gaar yi day mel ni Sénégal amul feebar te cas communautaire bi mu ngi ci sunu biir kon fi mu toll nii dana war a def port masque obligatoire man saa bu may wax ak yow su may dem reportage sama masque mu ngi ne sama gel la ñuy yóbbaale lépp la ñuy yóbbaale jël suñuy matuwaay ndax ñooy janok askan wi di wax ak ñoom di leen tàllal micro suñu paree désinfecté wu kon sénégalais nañu gën a raxas seen loxo dégg nga docteur Marie Khemesse wax na ko nee na ku ne nay raxas loxoom ku ne nay jël matuwaay boo paree li nga jëfandikoo nga sànni ko ca mbalit ma yaakaar na loolu rek moo ñu ciy mën a génne ñu daal di souffrir pour quelques jours moo gën ñuy souffrir toute une année wala ay mois yu bëree bëri Pape Cheikh. en tout cas ñaax du doy ñu ngi lay gërëm bu baax Pape Fara Gningue rendez-vous ak yow ca kanam xam naa ci diggu bëccëg gi lay doon ak rédaction bu télévision Futur Média.
merci donc Pape Fara Gningue moo ñu teewal foofee ci ministère de la santé et de l'action sociale Chérif kon mu ngoog bilangu tey bi Sénégal amati ay cas yu bees waaye fi ñu toll boo ko calculer au total toll nañu ci bi crise bi tàmbalee ak léegi ci 435 cas tey am nañu 21 yu positif et que 138 ñoo tëdd ñu leen di traité. waaw muy lu am solo comme ni ko waxee Pape muy chiffre du jour ndaw si wax di soxna Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice de la santé kon moom moo yëkkati kàddu yooyu rek jëm ci bilan tey bi ci test yi nga xamante ni def nañu kon muy ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-benn 435 test lañ def bi ñu ñëwee nag 21 di ñaar fukk ak benn kon ñoom ñoo ci positif te ñaar fukk yaak benn yee juróom fukk yaak juróom-ñeent kon ay cas contact lan mooy ñoo xamante ni boobu ba léegi waa kër jëwriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram ñu ngi leen di suivre ñaar ñi mooy transmission communautaire yi nga xamante ni kon ñu ngi ko wax fii Sénégal muy yokk rek jëm ci kon chiffre yooyu ci transmission communautaire maanaam ñi nga xamante ni kon am nañ jàngoro yi te xamun fan lañ ko jëlee ñooñu nag moom mooy cas yi nga xamante ni kon moom mooy ay vrai cas comme ni ko tubaab di waxee jëm rek ci kon waa kër docteur moom moo tax sànq nga doon wax docteur Seydi ak professeur Seydi kàddu yi nga xamante ni kon yëkkat ni ko jëm rek ci yedd nit ñi bu ko defee kon ñu gën a moytu li nga xam mooy jàngoro jooju kon nag Sénégal tey mi ngi ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom 335 cas yoo xamante ni kon nemmeeku nañ ko ci yooyu nag xaaj ba di téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent 194 wër nañ ci ñaar kon ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan kenn ku ñu daal di koy évacuer fa la nga xamante ni mooy ci bitim réew fi ñu toll nii kon téeméer ak fanweer ak juróom-ñett di 138 cas kon ñoom ñoo nekk sous traitement ci sunu hôpitaux yi buñ sukkandiku kon ci kër jëwriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram Pape kon ni nga ko waxee rek muy cas communautaire yi daal ba léegi ñoom ñooy vraie équation boo xamante ni kon waa kër docteur war nañ ko résoudre. ba tax rek buñ ci góorgóorluwul gën yokk Pastef gi ci toog bi ak moytandiku lawuk feebar bi daañu dem ba àgg ci confinement total te su boobaa dafay metti duñu xool ndax mën nañ ko wala mënuñ ko sacrifice moom defe naa bu xasee ba taxaw lu metti rek la ñuy def ay sacrifice ak i muñ donc nañu gën góorgóorlu takk masque yi bu dee am nañu ko ku ko amul it ñoom jëwriñ yi dégg naa ñu ngi jéem di góorgóorlu ngir joxe ñu defar ay masque yu bëri ba nga xamee ni dinañu dem ba sénégalais bu ne mën a am masque am di ko takk parce que masque bi daf lay protéger yow mi ko takk protéger itam ki nga xamee ni moom ngay waxal bu dee amee nga doomi jàngoro bi doo ko wàll bu dee ki ngay waxal itam am na ko mën na laa bañ a wàll loolee itam doon lu am solo loo xamee yoo xamee ni dëkk yu bëri daanaka dogal boobu la ñu jël boo demee dégg naa fu mel ni Maroc takkum masque bi dafa dem ba dafa obligatoire fàttaliku leen bu njëkkoon dëkk bu ñu naan Chine ñoom dañu yàggoon di sol ay masque demoon sax ba tubaab yi nga xamante ni ñoom dañu foog ni ñoo ëpp nit ñi xam-xam daan nañu wax ni loolu bokkul ci wàllu démocratie pourquoi chinois yi di takk tout le temps ay masque bokkul ci liberté waaye bi ñu demee ba affaire bi sonal leen xam nañ ni sol masque dafa baax. dafa baax kay Chine li tax nag ñu ko doon sol bokk na ci li nga xamante ni kon mooy pollution et de l'air bi nga xamante ni amoon na fi comme mbooloo mi dafa takku comme parce que 1 milliard et quelque la ñu nekk ay entreprises yoo xamante ni quand même dañuy polluer li nga xamante ni mooy air bi loolu bokkoon na ci quand même ñoom avant lii sax amoon nañ habitude di takk ay masque bi jàngoro ji ne ñu wéyal ko moom moo takkoon voilà yenn ci ay borom xam-xam voilà naan non c'est pas bien c'est pas de la démocratie c'est pas de la liberté pourquoi on impose aux gens de takk ay masque obligatoirement alors que autorités yu Chine yi dañ daan imposer askan wi pour ñu takk ko par rapport ak li nga wax ay feebar pollution et tout ça donc ñoom it bi ñu demee xam nañu ni port masque ci période yi nii dafa di lu am solo pour éviter ay feebar dafa di lu am solo te fii ci Sénégal sax boo xoolee avant jàngoro ji di fi dugg am na semaine boo ko wute woon mooy ngelaw li fi amoon poussière bi nit ñi commencé woon nan nga gis que ñëpp di takk ay masque muy loo xamante ni kon aar sa bopp la mais aar ñi nga xamante ni kon ñoom nga dëkkandoog la te je pense que foofu moom il faut que ñu insister foofu su ko defee xam solo si nga xamante ni moom la takk masque am te je pense que comme ni nga ko waxee léegi soxlaatul di buuxante ci ay officine de pharmacie yi nga xamante ni xëy na mbir ma yokk na fa yokk goo xamante ni am na ci ñoo xamante ni seen poste jotewut ko mais encore une fois suñu artisans yi ñu ngi confectionné ak suñu styliste yi ay masques yoo xamante ni yu mucc ayib la yoo xamante ni quand même mënees na sooy aaru mais également mën na cee aar ñi nga xamante ni kon moom la ñuy jegeeg soo rawatina ñi nga xamante ni ñi ngi liggéey ndëg parce que comme ni nga ko waxee virus bi day loo xamante ni lu sob la mën naa génnee fu nekk te tamit laal ko mu wasaaroo
attention je pense que loolu pour éviter ko li nga xamante ni kon Pape loolu muy port de masque yi muy loo xamante ni kon war nañ ko généraliser képp koo xamante ni kon yaa ngi doxantu ci biti mënoo toog sa kër nga koy sol je pense que loolu dafa am solo ak tamit comme distance yi tamit maanaam diggante bi nga xamante ne moom moo waral comme suñu diggante ñun ñaar et je pense que loolu lépp bokk na ci li nga xamante ni kon moom mooy wéyal lekk xeex jàngoro ji fii ci Sénégal encore une fois di saluer initiative yi nga xamante ni kon suñu ay artisan am nañ ko ci jamono ji nga xamante ni kon ci lan nekk di defar ay masque su ko defee kon ñu mën koo baaxee nit ñi am na tamit yeneen initiative yoo xamante ni fële ci université bu Dakar ak yeneen i barab yoo xamante ni kon ñu ngi fay sàkkoo xam-xam nit ñaa ngi def seen kéemtulaay kattan ngir bokk ci guerre parce que effort de guerre lañ ko mën a tuddee comme dañoo toll ci jamono joo xamante ni kon ñi ngi jàmmaarloog virus bi ku nekk rek war ngaa indi sa partition su ko defee kon Sénégal moom moo ci jëlee ndam comme ni ñu ko gisee parce que encore une fois ñi ngi ci yoon woo xamante ni aw na ci mi ngi ci tegu ci yoon mais encore une fois li ñuy jaaxal rek mooy cas communautaire yooyu te tamit Pape yenn polémique yi également bokk na ci li nga xamante ni mooy retardé nii au moment où comme ni nga ko waxee virus baa ngi dem mais gis nañ fi ay débat yoo xamante ni je pense que ce n'est pas le moment il faut que nit ñi teel les querelles comme on dit def l'essentiel buñ ci jógee nag après ñu ñëwaat ci li nga xamante ni mooy problème yi ñu régler leen parce que polémique yi bëri na surtout ci problème mu ndimbal yeeg marché yi ñu gagné. waaw coow li bëri na oui bëri na moo tax xam nga dem bi ñu waxante fii maa ngi naan la bon du scandale encore une fois nit ñee ko bëgg a tuddee ay et cetera scandale mais du scandale bu dee wàllu ceeb boobu nga xamante ni ki ne moo ko gagné Sénégalais la donc je pense que amul benn problème boo xamante ni war na fi mën a poser parce que ci réew mi la juddoo màggee fi yaroo fi gën dem bitim réew ñëw jàng yi am ay initiative jëndab ceeb bon nee nañ bon lii problème mooy nee nañ moom xamee woon ko ci jaay ceeb mais je pense que ça ce n'est pas le problème lii problème mooy est-ce que am na ceeb te nee nañ am na ceeb quantité boo xamante ni mën na dimbale nit ñi pour ñu séddale ko beneen mooy il est sénégalais comme tout le monde même bu doon sénégalais déjà fii yow boo nekkee ci espace bi rek directive yi li mu wane mooy même un malien mënoon nañoo compétir ci li nga xamante ni moom mooy bu dee en terme de passation de marché à force celui koo xamante ni tu es sénégalais nekk ci réew mi di jëngatu parce que xam nañ ko également ci wàllu restauration mooy Rayane Hacham moom parce que ci wàllu planète kebab bi moom moo ko xanaa woote marché bi ci suuf la ñu ko def parce que man yóbbu ma ko fenn si dem na ci journal Le Soleil publié nañ ko fi boo demee xool sax l'observateur bindu ko mi ngi ci def na ko ci journal Le Soleil ba wax je pense et cetera encore une fois moo leen waxoon même je rappelé naa ko fi démb même le président décret bi nga xamante ne signé woon na ko fi ngir alléger lépp loo xamante ne jëm na ci procédure de passation des marchés ci période de crise bi je pense parce que dafa doon yéex Sénégal ñëpp daanoon ko ñaawlu sax même pharmacie nationale d'approvisionnement bi nga xamante ni mooy joxe médicaments yi des fois nga doon dégg ay affaire rupture li ko doon waral mooy ñoom pour ñu jënd garab dañuy def lancer marché bi appel d'offre su ko defee gars yi soumissionné loolu dafa yéex te jamono ji nag jamono urgence lañ toll comme urgence la il faut mbir yi génn gaaw je pense que jaratul kon mooy waratul yàgg comme nam doon yàggee moom moo taxoon kon décret présidentiel boobu bu jëmoon rek ci alléger lépp loo xamante ne procédure de passation de marché la su ko defee nit ñi gaaw soumissionné parce que bu dee wàllu ndimbal la nit ñi xëy na soxla nañ ko bu dee wàllu garab également su ci jamono ji nee na dañuy dem Chine commandé fa ay garab xam nga kooku mënoo lancer appel d'offre xool ay 3 mois et cetera alors que équipement médical yi médecins yi soxla nañ ko et cetera voilà dafa taxaw je pense que loolu am solo maintenant nag c'est vrai que jamonoy crise lañ toll mais warul tax tamit nit ñi di jalgati wala def naka sudul noonu mais je pense que polémique bi c'est pas ça kin ne moo gagné marché bi ci réew mi la dëkk doomu Sénégal am na ceeb bi joxe na ko après nag je pense que yeneen yi bu tuggee ci lii nit ñi waroon koo mën a régler te polémique yi je pense que day loo xamante ni lu am solo la parce que même ku mel ni Youssou Ndour dégg nga ñu ngi ko ci doon tudd ministre de la santé bi moom ci boppam def na sortie seetal ko waa wetal deram donc il faut que nit ñi aussi bañ a profiter ci occasion yi di yàq dale nit ñi comme Sénégal ni ñu ko tàmmee di def et cetera l'essentiel c'est le virus naka leen def pour àndi ko jëlee ko ci réew mi je pense que combat boobu mu war a nekk bépp combat doomu aadama mais également nekk di yàq deru doomu aadama yi je pense que am na solo kooku moom di sëñ Hachem moom ci réew mi la dëkk donc gagné na marché bi je pense que moom moo ci am solo bu dee wàllu camionneurs yi tamit il est heureux d'apprendre que ñi nga xamante ne woon nañ dañuy offrir seen ay camions commencé nañ jël ceeb bi yóbbu ko ci fu demande domaine Thiès je pense que loolu moo am solo ku ci nekk daal fa nga mën na nga fa dugal sa loxo parce que marché bi du koppar yoo xamante ni moom jot na ci nii état bi ku ne xam ne ni jox ko ay say li nga xamante ni moom mooy say moomeel sax day jël temps comme ni nga ko gisee noonu muy marché boo xamante ni kon il faut que nit ñi aussi jàppee ko ni mel moom mooy li nga xamante ni moom moo ci gën a am solo Sénégal moom mooy loo xamante ni kon moom moo ñu soxal et je pense que à chaque fois nit ñi ngi rappeler li nga xamante ni moom moo jëm ci wàll woowu.
Voilà donc Chérif maa ngi doon wax ak Pape Samba parallèlement ci ginnaaw pendant que ngay commenter loolee nga xamee ni moo jëm ci yenn ci ay polémiques yoo xamee ni judd na daanaka fan yëpp ci ndimbal yi nga xam ne ni moo jógee ci gouvernement war a dugg ci askan wi oui bu ñu jaawale combat yi lii ñenn ñi di far di wax xaw ma ndax ñeme na ma ko waxam déet ni gumbatal na leneen dul te bi teen voilà loolu lañ koy faral di wax donc nañu concentré wu ci xeex bi benn la muy fexe ba jëlee fii li nga xamante ni moo di Covid-19 donc souvent damay dégg ci ay spécialistes ñu naan épidémie wala pandémie bu xasee ba dugg ci dëkk dina jafe lool mu dañ fa à 100% parce que ba Ebola par exemple jusqu'à présent am na ay dëkk yoo xamante ne actuellement ñu ngi dund ay jafe-jafe ak feebar boobule mais fexe ba mu wàññeeku bu baax ba nit ñi mën a continuer seeni activité normale loolee la ñuy ñaan parce que actuellement dara demul dara dikkul li Youssou Ndour ne woon mu ngi téye àddina ci loxoom moom Covid-19 bi donc noonu góorgóorlu ba sàmmonte ak digle yi bu ko defee dinañu éviter feebar bi law et bugguñu dem nag ci ay années blanches bugguñu dem ci lépp taxaw pendant des mois loolee li mu mën a jur ci ay gàllankoor ci wàllu koom surtout man koom gi sax laay wax dafa nar a doon lu doy waar dem ba xamee ni dina bëri ci ay nit yoo xamante ni dootuñu am salaire dina bëri ci ay nit yoo xamante ni dootuñu am liggéey dina ci bëri ci ay njaboot yoo xamee ni daañu dee ak xiif ndax saaku ceeb yi nga xamee ni ñoo ngi koy dimbale askan wi mënta dem ay at te mënta dem ay weer donc bu ñu moytuwul dina doon lu doy waar loo xamee ni dina doon ab feebar waaye feebar bu jur njàqare bu kenn mënta nat mais lu am solo ci ceeb boobu sax il faut ñu taxaw jox ci parce que ceeb bi nee nañ presque 1 million de ménages la ménage boo jël Sénégal boo ko xëy na di nga ay juróomi nit juróom-benn nit dañuy nekk donc 16 millions de personnes xaaj baay am presque boo xoolee 7 millions ay estimation lañu def donc ceeb bi état bi sax du ñëpp ci war a am loolu aussi je pense que il faut voilà du ñëpp ci war a am parce que dafa am ay règles yoo xamante ne kilifa yi doon ko tëral te loolu pour mu bañ fay jur coow je pense que ñin ko dénk aussi war nañoo gën a leeral lan mooy ménage ak aussi ñan ñooy destinataires bénéficiaires yi moom moo tax sax même ci conseil des ministres je vois que président sàkku na ci collectivités locales yi ñoom it ñu dugal seen loxo bu fekkee ne état bi joxe na lii la ca des collectivités locales yi muy ñi nga xamante ne mooy communes yi maire yi ñoom it jënd su ko defee ñi amul ñu jox leen loolu lañ mën def pour ñëpp mën a am mais li nga xam ne mooy ndimbalal état loolu te Mansour Faye yore ko 1 million de ménage boo ne boo jàppee juróom-benn nit ñoo fay yee wala juróom-ñaar xaaj baay am ci 16 millions de sénégalais yi beneen bi mooy comme ni nga ko waxee noonu ci wàllu conséquences yi tamit te gis nañ ko aéroport bu Ndakaaru dañ koy tëj ba le 31 mai donc fii ak daanaka ñaari weer du tijjee ko ministre wax na ko démb di ki nga xamante ni mooy Alioune Sarr jëm rek ci wàllu transport aérien muy secteur bi nga xamante ni moom lañ gën a touché mooy secteur bi nga xamante ne mooy tourisme transport aérien wàllu hôtellerie comme ni nga ko waxee ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci agence de voyage yi déjà am na ñoo xam ne toog nañ fayee ko gun wala ñàkk nañ seen salaire am na ñoo xam ne ñi ngi en chômage technique lan leen doon fay duñ ko jot ci wàllu payoor mu ñi ngi jëm ci weeru koor te ku ne xam ne ni weeru koor moom forte consommation bi ci la gën a yëg muy loo xamante ni papa gis nga ko noonu dundin bi day gën a compliqué c'est très compliqué donc li naa bay ba il faut que encore une fois nit ñi gën a continuer ci li nga xamante ni mooy li nga wax ne di insister ci conséquences yi nga xamante ni jàngoro ji mi ñu koy jural ci sunu dundin parce que am na ci loo xamante ni voilà amul de ça n'a rien moo tax li naan question de santé publique loolu tax bu naan bala ñoo dem kër docteur moo mujj maanaam jàngoro ji day loo xamante ni docteur moo mujj mooy mujj intervenir parce que man j'entends souvent des ay nit yu wax ni am na ay feebar yu ko gën a garaaw am na ay feebar yu ko gën a metti donc pourquoi ñuy wax que coronavirus yeneen feebar yi li coronavirus bi mën a indi ci ay gàllankoor ci yeneen domaines yi yeneen feebar yi indi wuñ ko bien sûr léegun ko beneen bi mooy gis nga ko sànq ku mel ni États-Unis tey boo xoolee ku mel ni Donald Trump lam doon dimbale wax nañ ko fi démb OMS bu ko retiré OMS ku ne xam ne daana dimbale réew yi nga xamante ne amun doole ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu programme yoo xamante ni ko fi doon def loolu day dem ba nit ñi commencé sentir li nga xamante ne moom mooy conséquences yi beneen bi mooy wax nga ko également réew bu nekk boo tëjoo gis nañ ba dem ku mel ni Emmanuel Macron mooy porter combat bi wuy pour ñu baal réewu Afrique yi li nga xamante ni moom mooy seen det yi bor yi nga xamante amoon nañ ko loolu lépp day loo xamante ni kon ay gàllankoor yoo xamante ni jàngoro yi jural na ko réew yi nga xamante ni amul doole buñ fi tollee nag fii ku nekk sa bopp nga tal ñu ngi koy wax sànq ay France ay États-Unis et cetera talun di dimbale keneen Chine moom moo ko commencé def parce que jàngoro ji mi ngi fay jóge progressivement et sur le plan géopolitique également ñoom bëgg nañoo yokk li nga xamante ni moom mooy seen influence ci monde bi comme yeneen réew yi nga xamante ni ñoom ñoo yam doole ci wàllu monde bi ñoom ñi ngi ciy jafe-jafe bëgg nañoo également profiter ci occasion bi ndimbal li du ndimbalal neen
parce que ñu ngi séentu leneen loo xamante ni xëy na bu après crise bi la muy loo xamante ne kon Pape ni nga ko waxee il faut que société yi nga xamante ñoo nekk ci yéen suñu réew yi ñoom it gën a conscience ci loolu xel dem également suñu doomu ndey yi nga xamante ñoo nekk bitim réew confinement bi tax ñu sonn te ku ne xam ne ñoom it ay jàmbaar lañu woon waaw mooy doomu Sénégal yi nga xamante ñi ngi ci bitim réew nekkoon ay jàmbaar di dugal lu am solo ci wàllu koppar fii ci Sénégal ñoom it ñi ngi leen di bàyyi xel parce que ñi ngi dégg am na ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan fële ca Amérique ñu war leen a denc ku ne xam ne ni foofu denc boo du comme Sénégal du gratuit il faut nga fay waaw dafa métti balaa la da ngay fay xaalis bu bëri après dégg naa contrat la voilà dafa am durée boo xam ne bu fa tollee buñ ko doon a gëloon mën nañoo sulli bàmmeel ba defaat fa keneen et cetera comme li nga wax ni muy loo xam te musiba la ku sañoon sa mbokk bu dëddoo nga indi ko fii ñu taxawoo ko mais comme avion yi tëj nañ te boo ko dencee ci funérarium yi ñun ay jullit lañ amul loo xam ne xamuñ ko di denc nit ci ay funérarium pendant ay 3 mois 4 en attendant crise bi donc muy loo xamante ni je pense que encore une fois c'est très difficile bon il faut faire face ni defee face nag mooy comme ni nga ko waxee noonu ànd ak dignité boobu nag bokk na ci également fexe ba nga xamante ni mesures barrières yi ñu respecté ko. voilà sànq yaa ngi wax ci prolongation fermeture des frontières muy communiqué boo xamee ni mu ngi jógee ci ministre bi donc muy Sénégal mi nga xamee ni dafay prolonger tëjuk aéroport yi annonce bi Alioune Sarr ministre du tourisme et des transports aériens moo ko def Sénégal donc décidé na prolonger tëjuk ay frontières aériennes am selon Alioune Sarr suspension boobule laale na ak exploitation wu lépp lu jëm ci ay vol yu jógee wala yuy jógee fii ci Sénégal dañu koy prolonger ba le 31 mai donc on a même le message partagé par son ministère dans ton portable Pape Samba mais bon mu ngoog donc ñu ngi leen di wax ni loolee itam bokk na ci information yi nga xam ne ni amee nañu ko depuis démb Chérif 10h30 merci ñu bàyyi la nga dellu rédaction bu ko defee ca kanam nga dellu siwaat ak rédaction bu télévision Futur Média ci diggu bëccëg gi toujours pour informer sénégalais yi mission bu rédaction bi la. mu am solo kon jërëjëf Pape yow it ñu ngi lay sant di la gërëm di sant encore une fois mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi seetaan boobu ba léegi di ñaan yàlla rek encore une fois li nga xamante ne mooy musiba di balaa nekk ci réew mi nekk ci àdduna bi gaaw fay jóge su ko defee kon lan xamoon ñu daal di cay delluwaat yàlla musal ci ñëpp nag sàmm ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo tëdd ci hôpital yi sunu borom yëkkati leen. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Chérif Dia donc suba gi daf ñuy dimbali ci ay explications jëm ci wàllu actualité je rappelle que